yaa ngi mel ni ku ñu tànn ci seen biir jagleel ma mu mel ni may góor gu ëpp chance ci am. asalaamaaleykum suñu mbokk internet Nouvelle Vision TV ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax tey nag ñu ngi leen débat sur l'affaire du Sonko Ousmane Sonko ma invité woon nag Moustapha Mbaye li nga xam ne mooy suñu PDG de Nouvelle Vision TV ñu ngi lay nuyu baax ziar naa la. nuyu naa la Mame Binta di nuyu waa Nouvelle Vision TV 313 yëpp di nuyu askan wi tamit tey moom comme yaa ma invité ñu toj ci yaxu Sonko daal nga bëgg. waaw ci mbiru ay Sonko wala lan ngeen naan. waaw tey daal mbiru Sonko daal tey sama expert bi. voilà tey nag ñëpp xam nañ ni wax ji bëri na coow li bëri na nee na kur kenn xamul nag fu dëgg féetee mais nag comme Ousmane Sonko moom dañ koy may bénéfice du doute waaw ñëpp xam ne ni Ousmane Sonko du ko nit ku ndaw du nit ordinaire parce que en 2019 moom bu mu posé candidature moom moo nekkoon 3e position donc du nit ku tuuti et en plus de ça moom mooy député du peuple donc si à mon avis dama lay laaj question Moustapha Mbaye est-ce que mbir bi du complot wala immaturité est-ce que yëfu Ousmane Sonko ñu ñuy wax est-ce que complot la wala immaturité. waaw Mame Binta dafa am loo xamante ni souvent ñun Sénégalais yi suñu doxin ak suñu comportement ak suñu jëfin day bari ak wuute ak ñu waxinu nit ñi. Sénégal nag dañu tàmm lépp lu ne tëll rek ñu rajaxe ko niñ ko sentir lañ koy rajaxe. effectivement tey Sonko dem na ci massage lu war la mu sentir mitti ci yaramam mu dem ci massage ñu maase ko loolu war na ndax selon ko Sonko waroon na faa dem wala waru fa dem nit ñi selon ko loolu la ñuy discuter. Sénégal nag moom la ñu wax naan war naag waru am na ñu mu war mais am na ñu mu waru ci yenn yi man mën naa dem ci salle de massage coow du bari. dëgg la. waaye selon ko Sonko mi nga xamante ne moom lañ ne tey ëllëg war naa jiitee réew donte day dem ci salon de massage di ko defi sax am na defin bi nu mu waree peut-être looloo indi inconvénient bi. nit ñi boobu daanaka loolu lañ jàpp. dëgg la mais nitu kese. mën na dem ci salle de massage ñoom nit ñi dañ koy def. man dama koy def. effectivement keneen da koy def. déjà complot la du complot nag gis nga Sénégal soo nekkee ci yenn fonction yi wala nga nekk ci yenn pouvoir yi wala yenn kii yi. ñi nga xamante ne ñoom nga séqal te ñu bëgg li nga fi nga toog noonu wala fa nga toll noonu ñu bëgg toll foofu ñu am bu dee ay pexe yu ñuy laal mën nañ la ko lalal pièce lay doon ñenn ñi dañ naan pièce la mën nañ la lalal ay pièce ñeneen ñi tamit mën nañ la ñàkk lalal pièce mais ñu ngi xool sa erreur ñu utiliser ko. kon lii mën na doon erreur nit ñi mën nañ ko jàpp tamit ne pièce la mais duñ ci tuumale kenn mais dañuy wax rek ne ñu jàpp ne. tey jii Sonko war naa dem ci salle de massage waaye nag ak nan la ca war a demee. waa comme ni ko PDG waxee rek Moustapha Mbaye xam nga Ousmane Sonko du nitu comme ni mu la ko waxee du nitu ordinaire parce que fu mu mënti dem aussi dafa war a sóoraale am na ñu nekk ci ginnaawam mooy waa Pastef. comprendre nga. du coup te aussi dañoo seetlu Sénégal léegi. pour accéder si kii bi si présidentielle bi bu ñu xamee rek yow mën nga fee gaaw mën nga doon dara dañ lay liquider ça veut dire nag moo tax ma bëggoon la laaj est-ce que ñoom politique bu ñu ko jël ni ñu ko jëlee léegi pour di liquider waatee ça veut dire di teg ay pièges ka nga xam ni leer na la kii mën naa doon dara suba ëllëg nga bëgg koo liquider est-ce que c'est normal est-ce que nit boo bëggee liquider sa adversaire est-ce que mënoo wut beneen opportunité beneen moyen bu dul tëj parce que gis nañu fi cas Karim Wade gis nañu fi cas Khalifa Sall si par million ñu ne chaque mois de recevoir 1 million ñu jël tey ko liquider ko tëj ko maintenant 3e position bi c'est Ousmane Sonko donc voilà affaire ba xaw na doy waar. waaw jàmpinte comme ni nga koy waxee rek gis nga fii dama bëgg li may tàmbali mooy ñun Sénégal politique bu salté moo fi nekk. absolument politique bu salté boobu nag bokk na ci loo xamoon sa moroomu nawle yàq deram bu dee lu baax nga wax ñaare doo ko wax mais lépp lu bonam rek. da ngay fexe mu génn nga weer ko ci askan pour nit ñi xam nañ. diw mi kat baaxal parce que lu tax nit ñi jëli suñu pouvoir yi la. ak nit ñu jëlee suñu politique yi la
ñun dañuy politique xaalis dañuy politique daraja. dañuy politique li ma doon ak fi ma bokk. tant que yooyu bàyyiwuñ ko ci système politique bi ñuy defee ci ay jafe-jafe rek la ñuy dëkk. tey ñu ne Sonko est-ce que li mu doon 3e position wala li mu doon moo tax peut-être ñu koy sacrifier lu ne mën na ci nekk parce que ni ñu jëlee suñu politique bi moo waral tey jii foofu mu toll nii bu fa tolloo foofu mu am ay gàllankoor moom waroon na ko sóoraale nag. absolument waroon na ko sóoraale parce que du moom rek nag. moo toll ci tolluwaay bi am na ñeneen ñu fa toll woon te gis nañ seeni conséquences. merci waaye bu ñu demee ba Sénégal léegi. pour ñu politique wala nga toog ci wenn melokaan yi faw ñu yàq sa der wala ñu xaawi sa sutura ça veut dire que nag war nañu xoolaat ñun suñu politique. non doy na waar. waaw war nañu xoolaat suñu politique. ça ñun il faut que ñu gëm ni nit fu mu toog wala lu muy am ëllëg yàlla moo koy fay. dëgg la fi ngay toog ëllëg wala nga doon kii doon ay président ëllëg yàlla rek moo ko xam te moom rek moo ko fay teg. dëgg la te bu waree am day am. ba ci kii ñu jiite tey jii. du kenn ku mosoon foogee ne dina nekk président de la république tey. kon pourquoi pas nit ñi gëm ni kii toog fii ëllëg di ñu jiite ëllëg yàlla moo ko fay teg. waaye nag mënuñu am loolu li ko waral mooy lan gëmuñu suñu bopp ñàkk gëm suñu bopp waaye bu dee nag da nga jàpp ni diw mii nag ma xañ ko lii mooy tax du fi nekk nax nga sa bopp. dëgg la loo ko bëgg a xañ fa mu war a toog te yàlla ne moo fay toog da ngay sonn tôt ou tard dafay toog. dëgg la c'est juste que Ousmane Sonko comme ni may wax rek accusation yi ñu ko accusé dafa doy waar. c'est très grave. viol plus menace de mort. parce qu'il paraît que duñ si lu ñu wax 2 armes lañ ko menacé si lu ñu wax donc accusation yi doy na waar. xëy na nag ki ko accusé moo xam lan lu mu si jublu. mais accusation yi doy na waar dañuy bàyyi nag yoon def liggéeyam mais affaire bi doy na waar. waaw doy na waar ci cadre boobu ni nga waxee noonu dafa am lu yéeme. gis nga nit même bu dul viol sax ñu jiiñ la rek jiiñ. dafa doy waar jiiñ. viol dafa ñëw après parce que viol li tax Sénégal fii ñu jël danger yi viol yëpp ba tax na boo ko jiiñee nit ki tiit. niñ ko tëggee la baaxul. fii Sénégal chaque jour jigéen ñi violé góor. jigéen day violer góor. déet waay Moustapha non bien sûr ñun tuddee ñun dañuy jàpp ne góor rek mooy violer jigéen mais jigéen day violer góor imagine toi. mais viol moom bu ñu ko waxee rek góor a koy def. waaw mais d'accord ci noonu lañ ko tëggee. waaw mais jigéen day violer góor nangu leen ko nag. parce que non man loolu ci pas d'accord seen colin jigéen day sol yenn mel yooyu dañ la yónni ci kër diw rek nga am noo comporté wala am noo solo xamoo kooku nu mel. xamoo lu mu nit la. dëgg la nit doomu aadama la. ça veut dire da nga ko bëgg a wax daal dafay provoquer waaw ñun jigéen ñi dañuy provoquer waaw mais dañuy provoquer chaque jour góor bay tax góor ba di am envie def leen lii parce que ci jigéen lay jóge mais am na jigéen ni muy comp xoolal na maanaam mas nga dégg ibaadu bu ñu violé doo ko dégg. si yana mooy xale ba jigéen bu ñu rayoon bi en Tamba si je me trompe pas. c'était là-bas diñ ko violé. bëggoon violé mu xeex ak moo xeex ba mujj bi mu ko rey. waaw d'accord. selon kooku ibaadu la te day cëram dara du feeñ. cëram dara feeñu. waaw d'accord xam nga ki ko violé est-ce que xam nga lu tax mu dem violé ko est-ce que topp ko woon ci beneen melokaan ça veut dire que ni du yiw gii wala mais am na leneen lu tax mu violé ko boo xoolee ba ci biir rek am na leneen tax mu violé ko di bokkul ak boobu mais dama la bëgg a wax rek ni il faut que ñu jàng ñun Sénégal yiw jàng civilisé comportement jigéen ñi tamit ñu changé waat ko mbiru viol yi ni ci état demee mu xoolaat ko bu baax a baax parce que fii boo yuuxoo wala boo defee benn kii rek ñu jiñ la viol ñu tëj la yóbbu la ay 10 ans wala nii looloo tax xale jigéen ñi léegi koo ci laal wala koo ci jege sax fi ni man ñun dama peur fi ne nii nag jot na tey nit ñi ragal. day na waar de. jot na tey jii pour état bi tamit xoolaat ci mbiru viol. day na waar jot na tey tamit ñu xoolaat jikko yi xoolaat doxalin yi. xoolaat conséquences yi nga xam ne moom la réew mi. et le comportement aussi c'est très important. parce que réew mi dafa doy waar. li ma fi dégg ak li ma fi gis léegi kenn xamatu ko kenn mënatul wax dara. li fi nekk nag mooy. ñu xoolaat suñu jikko yi xoolaat doxalin ñi ñuy wax ñi kilifa diine ak ñi war a wax ñu baleen ñuy wax ñi war a génn seen i kàddu taxaw réew mi ñu taxaw réew mi waaye nekk sa coin rek yow yaa ngi am sa xaalis yaa ngi mi ngi dugg yow sa gàmm mi ngi baax sa màggal mi ngi baax sa réew mi li nga ci bëgg yow mi ngi baax rek nga toog jàpp sa njàmbur fa nga war a waxee waxoo kon nag li mat a bàyyi waat xel la yéen ñi nga xamante ne yéen a war a wax pour réew mi. waaw Moustapha sama dernière question mooy que penses-tu si confrontation buy am bi si les forces de l'ordre ak les militants de Pastef. waaw xam nga foofu moom mooy li may wax rek daanaka
réew mi ñun ñoo ko bokk jeunes yi nga xamante ne ñoom la ñuy woo kaay xeex wala kaay def lii ñu maytu gis nga man Moustapha Mbaye kenn du ma woo bu président rek bu génnoon fii tey ji lu ma ko bëgg-bëgg wala keneen ak keneen lu ma ko bëgg-bëgg du ma woo mukk kaay xeex beneen bi mooy nee nañ ñoom demuñu woon pour jëli Sonko dañ doon bañ rassemblement moo indi police yi tey dem fa waaye lu ko indi lacrymogène bu tàkk mënul na ñàkk te ñëpp ñu ngi koy dóor ay doomi réew mi lañ ay doomi gox bi lañ fi lañ dëkk fi lañ yoroo fi lañ màgg fi lañ xame am na waxtaan bu ñuy waxtaan barki démb gis naa ko fële ca Casamance militaires yi dañoo dem wax ak dem nañ ba ñuy mayante ay orange ak lu ñu koy seq kon ça veut dire faut que ñu xoolaat bu baax doxalin yi changer jikko yi ndaw yi fii loo fi yàq yaa koy defaraat say parents lañ koy xëccu say parents ñoo koy fay ëllëg dëgg la bu ëllëgee ki ngay xeexal pour mu toog ci réew mi bu ëllëgee moom ci boppam su fekkee yàq nga lépp lan la fiy fekk dëgg la amul saas dëgg la kon yéen ñiy woote tamit di politique xam leen bu baax li ngeen di wax ak seen ndaw bu leen di indi yenn kàddu yi yenn wax yi ni parce que bu ëllëgee moo tax la fay xew doo ko mën a gérer te dootoo xam looy waxati ni te nag boo optee yow réew mi ëllëg bàyyi fi loo xamante ne way woo xam ne bu ëllëgee soo ta jotee yow di nga fi fekk lu baax waaye nag boo yàqee ne boo ko fekkee moom amaana doo fekk lu baax. waa léegi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen wax ni ba beneen incha allah si beneen numéro parce que du yàgg dara dañuy ñëwaat si yeneen actualité si yeneen société yi nga xam fait société fait divers tout ça donc ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous à la prochaine merci.